comme ni ko le professeur waxee xëy na kàddu yi du mën a gudd ndax heure bi xas nañoo xoj mais li ñuy def rek juste mooy am wane suñu contentement par rapport ak acte association bi nga xamee ne par le biais de le président on nañu wax ne vraiment ay acte loo xam ne ñu ngi koy def fii au niveau de Kolda bëggoon nañ souhaité woon nañ Cheikh Baba ñëw defal leen conférence fii si lycée bi mu nekk loo xam ne rafet na trop si acte yi nga xam ne ñu ngi koy def nekk ay jeunes fii si dëkk bi loolu la ñu waxoon ne danañ ko remercier leen gërëm leen ñoom ñëpp si kanamu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew comme ni ko le professeur waxee nag Cheikh Baba c'est un guide religieux qui réside à Kaolack ni mu ko waxee léegi sous la branche de Mawlana Cheikh Ibrahim Baye mu nekk jeune boo xam ne itteem yëpp mu ngi ko def pour liggéey l'islam à travers le monde moom moo nekk le guide spirituel de la fédération Liwaawul Hamdi mu nekk njiit bi nga xam ne fédération Liwaawul Hamdi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi lonk jokkoo si moom si diine si tarixa ak si faydatu Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi jokkoo si branche boobu ñuy wax fédération Liwaawul Hamdi mu nekk fédération boo xam ne tey bëri na ay branche yu si mel ni tey région bi ñuy wax Matam Ourossogui Dakar France yooyu yëpp ñu fa am ay daara Dakar ak Kaolack bi ñu nekk ak Gambie mi nga xam ne bokk nañ ci délégation moom moo nekk le président moom moo nekk le guide de cette fédération là. Mais à part cela il est aussi le président de la fédération, il est le président fondateur du mouvement Solution by Spirituality comme ni ko le professeur waxee léegi mouvement la boo xam ne si ay voyage am ak ay génneem ak ay gestion dafa dem ba gis ne adduna bi dafa jaxasoo trop si ay crise et ñun ñëpp ñu ngi sous-tendre de dire que ne crise économique crise sociale mais mu gis ne problème bi yëpp crise spirituelle la nit ñi buñ fajoo ultérieurement am nañ yaakaar ne adduna bi yëpp dana defaru ndax loolu moo waral initiative mouvement bi selon ses voyages mu initié ko nekk le président fondateur du mouvement Solution by Spirituality nga xam ne mouvement la boo xam ne tey présentement du jullit du koo xam ne nekkul jullit catholique ak yeneen diine ñëpp ñu ngi si biir mouvement bi képp koo xam ne gëm nga ne spiritualité mooy tarbiya ruuxiya gëm nga ne mun na apporter une solution par rapport aux crises mun nga bokk si mouvement bi loolu moo nekk mu si côté mouvement bi délégation bi nag comme niñ ko waxee moom moo ko jiite mooy Cheikh Baba Diallo ñu ngi si toftal aussi suñu kilifa mooy Baye Rahman Ba nekk Gambie moo nekk si kanam noonu ñu si toppal aussi Seydi Abdou Karim moom mu ngi nekk Dakar ñu ngi si toppal aussi Babacar Mbow mu ngi jógee Kaolack moom it ñu si toppal aussi Thierno Siré Diallo moom moo nekk le secrétaire général de la fédération Liwaawul Hamdi ñu ngi ànd aussi ak suñu ay mbokku taalibe ku si mel ni Mamadou Wilane ku si mel ni Mohamed Diouf ku si mel ni Demba Diaw man je suis son secrétaire particulier je mon nom Mamadou Fall kon pour ñu bañ a guddal association bi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne li ngeen oo Cheikh Baba daf si am fierté pour ñëw bokk ak yéen jotaay bii nii depuis 16h ba tey moom may sonal ne ma owal ñii ñu dem commencé c'est pour vous dire que ne moom importance bi mu jox la jeunesse lii la mooy que ne temps am yëpp mu ngi ko concentré. gannaaw bi ñu sant yàlla julli si Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay dalal jàmm fii si Kolda ñu lay masawu coono ndaxte si weeru koor lañ nekk bàyyi bu Kaolack ñëw bu Kolda ci weeru koor gi nekkul lu yomb yoon bi sore na jot amul donc ñu ngi lay masawu coono ñu ngi lay ne bismillah fii si Kolda si turu ministre maire de la commune de Kolda muy Abdoulaye Bibi Baldé muy jarafu dëkk bi tey mbégte bu rëy la si ñun dalal fii si Kolda moo tax bi ñu yégee xeexu diine bi dañu ne lu temps bi xat foog ñu def si jëm kattan ñëw fii gisante ak yow ñeent ak yow saafante ak yow wax la tamit suñu kontante ak jottali la nuyu jarafu dëkk bi mooy Abdoulaye Bibi Baldé du ma ñëwaat si présentation bi ndaxte Mama Sall mi si ñun la bokk te def na présentation bu mag amul dara lu fi yokk délégation bi moo fi ñëwoon tey si turu ministre maire
aussi si invitation parce que bi ñu jotee invitation bi yàlla xam na ni tey amoon na activités yu bëri parce que soxna yi tey dañu amoon conférence bu rëy dañuy organiser chaque année si weeru koor teelu tamit nag si weeru koor depuis pratiquement toute la semaine amuñu woon jot ñu gën préparatif yi tey depuis pratiquement 7 heures du matin ñu ngi si kawam sànq lañ pare dañu paree ñu ne ah ñun dafa ngi ñëw fii nii ñëw fekkee jotaay diine pour wax leen rek fonk bi fonk bés bi parce que ministre maire daf ñu sant fépp fu am xew-xew diina nu mu xat nañu fexe ñu egg fa parce que yàlla dafa def ni Sénégal dañu am complicité entre ñu yor pouvoir spirituel ak ñu yor pouvoir temporel diggante dafa tax loolu ba tax na à chaque fois su amee xew diine ñun dañ cee dem jottali nuyoo ak sàkku si jël loxo pour ñaan mais sëñ bi tamit may nuyu bu baax a baax ñu waral bés bii parce que fii si Kolda gis nañ ay exemple yoo xamante ni war nañ ko moo tiitaroo di weeru koor bi taxawee ba léegi am na ay ndaw yu taxaw di organisé wu di joxe ay ndogu gratuitement te xaar si dara su dul rek daf ko si tur yàlla pour jàppale ñu ñàkk doole donc gis naa fi waa Xumdaari Fuladu gis naa fi jeunesse goldoise gis naa fi également mbokku baykat yëpp donc wax leen rek ñun de fii Kolda diggante bi ratax na duñ def dara fii nii si Kolda te yëgul ñun nag ñu bëgg a def tamit lu mel noonu nii ci sa kanam fii nii wax la li nga jot tamit di def loolu ñun dañ ko jàppee liggéey jihaad la parce que di wóor adduna bi di def ay conférence di jàngale diina di wax yàlla di wax lu yonent santaane foog naa ne loolu mooy jihaad dëgg jihaad des temps modernes parce que dañ toog boo xamante ni jihaad nekkatul ay gannaay mais jihaad ci jàngale la pour ñu mën a soppi comportement yi ñu mën a am ay comportement yu baax comportement wu jullit waxu doon a guddal nag parce que waxtu bi dañu xaw xooj mais mbégte bi daal mooy pousse bay waaj a sori tuuti waxtaan bi xam naa nag suñu soxla dañ ma jégal ñu ngi leen di xaar si defar ndogu yi mais dama bëggoon rek wax ne jamono ji ñu nekk nii dafa doy waar di koy yàqu na ñëpp jaxle lu waroon nekk avenir réew mi tey daanaka suñu xoolee comportement yi demeewul noonu moo tax tey suba suñ jigéen ñi ne nañu waxtaan su lu war a nekk taxawaayu jigéen si éducation si yar xale yi foog naa ne loolu noonu importance bu rëy la yow mi tamit toog say tànk sa daal toog tànk yooyu noonu amuñu loolu la gën di la sant di la en tout cas ñun de fii Kolda ñu ngi fi incha allahu rabbi saa yoon soxlaa mu jokkalante ak ñun pour liggéey diine bi ñun ñu ngi seen i weet nañ ànd ak ñoom nañ leen jàppale comme ni ñu ko faral di defee chaque fois parce que ñun moom képp ku ñu wootee kaw diina dañ koy uyu si parce que foog naa ne loolu tamit dañu sant ba ñu liggéey ko si biir commune de Kolda. li si des nag mooy sëñ bi ah su nekkoon suñu coobare rek waroon nañ fi toog ak yéen déglu waxtaan bi nekk fa ndokk fii baree fi mais li ko def rek am xat-xat bi daal moo ñu xaw a xëj tuuti parce que daanaka ñu bëri prévoir yi woon pour ñëw fii daanaka ndogu fekk leen fi ba tax na seen i kër yi waaye nañ fa loo xamante ne boobu kenn déggu ko foog ñu dellu doon rek loolu noonu pour njaboot également mën a dogu si jàmm mais mënuñu woon ñàkk ñëw nag teewu fii feddali suñu kontante ak wax la ni incha allahu rabbi li ngay def ni mën nga compter si ñun rawatina jaraaf dëkk bi pour ñu mën la jàppale si liggéey bi nga nekkee def lu des nag mooy que ni dama bëgg aussi ñun jeunes yi ñu góorgóorlu dañuy gis ni weeru koor si jublu ñëpp ay bàyyi def ay conférence di dem jàng alxuraan mais benn weer rek la su passé rek dañ foog ne daal que jaamu yàlla benn weer rek war a def loolu nag foog naa ne jumte bu rëy war nañ changer suñuy jikko bu baax a baax loolu aussi message bu fort la woon te am na benn conférencier bu ko doon wax mairie Kolda mooy sas naa leen li ngeen di def nii si weeru koor gi si koor gi jeexee ngeen wéyal ko bu la ko yëmal rek si koor gi parce que jaamu yàlla nekkoon rek si weeru koor donte sax weeru koor mooy weeru gën si weer yi mooy weeru promotion yi war na si képp kattan ba jaamu yàlla loolu nag amul ndaw amul mag loolu nag am nañ ci yaakaar ba rëy sa waxtaani sëñ bi nga ñëwaat si pour ñàkkale yi
kaddu yi rek la amoon yoo xam ne kaddu daal bi daal laa fi amoon ba tal ko c'est tout ministre maire c'est tout délégation bi yëpp nuyu également délégation bi ñu àndal leen maçon coono dañ jox seen wàccuwaay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu mbooloo mi waaye ñu ngi nuyu itam sëriñ bi Cheikh Baba Diallo ak mboolem délégation boo xam ne yaa ngi ànd ak ñoom di la wax bismillah fii ci Kolda di wax ne ñëw nga ci sa kër ñëw nga itam ci say mbokk yu zahir ak yu baatin di am kontante ci teew bi nga teew fii ci dëkk bi ndax jëmmi barke fépp fu mu teew yàlla mën na faa def barke kon ñu ngi rafet njort ci bu baax ne tànk yi nga fi ñëwee ak yi nga fiy delloo yépp dana nekk ngërmandeel Mawlana Cheikh Ibrahim Niass di wax ne ñu ngi wax ci kàddu suñ mag suñ sëriñ fii ci dëkk bi muy muqaddam Baye bu ñu wax Cheikh Tidiane Thiam nga xam ne moo fi teewal waa kër Baye Niass ñun ay ndaw lañ yu nekk ci gannaawam nga xam ne fépp foo xam ne tànkam diis na pour man fay àgg ñu àggaleel ko fa waaye tim di la jottali tim nuyoo suñu sëriñ Cheikh Abdoulahi Wilane nga xam ne mooy suñ soppe ci Baay suñu àndandoor ci Baay ñu lay wax bismillah dalal ak jàmm te yàlla barkeel mboolem jotaay yi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di wax tim maa ngi koy wax léegi sama mbokk Cheikh Babacar Mbow sama mbokk la ne ko nag ak lum xat-xat-xat tey jii ci guddi gi dama am daayira boo xam ne ci suma kër bëgg naa sëriñ bi teewee ko waaw dafa fay du saani lay doon ci Medina Baye Kolda waaw yàlla daf ñu dimbale ñu sanc fii quartier boo xam ne tuddee ko Medina Baye Kolda nga xam ne Cheikh Abdoulaye Wilane moo ko samp moo rëdd zawiya baak daara jaak yooyu yëpp moo fi ñëw rëddal ñu kon jëmmi barke su ñëwee ci dëkk boo amee fayda da ngay fexe tànkam tegu fa ndax barke du doy kon sëñ bi loolu moom lañu amoon lu ñuy ubbee di la ko dalalee wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu nekk lu rëy ci ñun ci déplacement bi ñu déplacé wu ñëw fii ñu am ci tamit mbégte gu rëy boo xam ne defal ngeen ñu ko ci suñu liggéey tey ci suba jotu ma woon waxtaan ak yéen dama bëggoon bàyyi ba ñëw ci mbooloo bi pour mën a yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yéen waaye di leen wax ne yéen a ngi doon wax ne yéen a ngi ñu masawu coono ma lay wax ne ñun lii du coono si ñun ndax coono bu ko jar du coono boroom xam-xam bi dafa wax ne ku xam neexaay xam-xam dara du la tere dem wuti xam-xam waaye ku xam xewlu coono ci yàlla foog naa ne doo gis coono ci li ngay def te bokk na ci sama philosophie mooy damay wax ne my mission is my life sama mission mooy sama life ma mission est sous soleil ma vie est sous soleil man loolu laa gëm loolu lay dund ndax aadama ba ko yàlla bindee daf ko wax ne tu gagneras ton pain à la sueur de ton travail Xawaa mu ne ko tu enfanteras dans la douleur kon ñun doomu aadama yi àdduna bi dañu fi bind ngir coono yàlla neen dama bind doomu aadama ci coono rek laa ko bindee kon jarul ngeen ñuy masu coono da ngeen koy wax rek ci nit waaye ci yàlla sant yàlla rek lañ koy def ñu ngi leen di gërëm di leen sant
di wax ne am ngeen initiative bu rafet boo xam ne tegu na ci sunna mooy tuddee seen bopp kumtaari ba ma ko laajee ñu ne mooy ndogu ci pël mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la ndax yonent yàlla salaa salaam Salman Farisi wax nañu ne ci bis bu mujj ci saabaan yonent bi salaa salaam defal na leen xutba bu yaatu lu jëm ci koor bokk na ci xutba boobu Salman Farisi mu ne yonent bi salaa salaam dafa ne képp koo xam ne dogal nga aju oor gi yàlla dina la jéggal sa bàkkaar ba pare dina la musal ci safara foog naa ne kàddu googu rek doyoon na conférence pour da nga leen motiver ci li ngeen nekk ndax boo nekkee ay ndaw ñu am benn initiative bu noble dafa rafet ngeen encourager leen motiver leen kon li ma leen di motiver mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ku dogal aju oor gi yàlla jéggal na la sa mboolem bàkkaar ba pare goreel na la ci safara te foog naa ne yonent bi wax na ne na ngeen jikkoo ñeenti jikko ci weeru koor bàyyi mu ngi ko wax ci xutbam bi mu ne ñaari du ngeen ci yàlla dina leen ci gërëm mais ñaari du ngeen ci mus a gërëmlu du ngeen ci mus a doylu mooy sori safara ak jege àjjana doomu aadama du mus a jege lu mukk du mus a doylu ci da nga jege àjjana ak di muslu ci safara te kon ku dogal aju oor gi yàlla may na la jéggal na sa bàkkaar yépp te musiba boo mën a gis ci àdduna bi bàkkaar a ko waral kon bu la yàlla dimbalee ba yàlla musal la ci safara jéggal sa bàkkaar loolu alhamdulillahi rabbil alamin nga war a wax ba yonent waxee loolu sahaaba yi dañoo ko yaa rasulullah ndax ñun nga xam ne amuñ sax luñ dogee booy dogal keneen ñun luy suñ pay yonent bi ne yéen tamit di ngeen am pay ndax képp koo xam ne dogal nga aji oor gi donte sax yow amoo alal pour mën a togg wala amoo alal pour mën a def ay michu yi comme ni ko nit di defee amoo alal pour nit jox nit ay gâteau mu ne waaye nag donte da nga jël tàndarma wala ndox wala guuxu meew nga jox ko nit mu dog rek loolu xéewal bu dul jeex la kon nag yéen maa ngi leen di ndokkeel ci buntu xaddis boobu ci jëf ji nga xam ne yéen a ngi koy def depuis weeru koor gi mooy di dogal aju oor gi seen pay mooy keroog yàlla dina leen jéggal seen bàkkaar ba pare gore leen ci àjjana gore leen ci safara loolu na ku ko am rek am nga lépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla nangu jëf ji yal na yàlla barkeel jëf ji yal na yàlla saxal ko ba ëllëg ngeen di toog ba fu ngeen mën a nekk rek ngeen di dogal ay junney nit te xéwal gi yëpp mu nekk loo xam ne yàlla moo leen koy jox te mu nekk lu daggan yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Yonent bi suñ leen nuyoo ñu ngi nuyu suñ njaatige bi ñu fekk ndax ñun ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim lañ naa ne fa lañ yaakaar aussi suñ àdduna ak suñ alaaxira kon suñ ci fekkee ñi nga xam ne ñoo suñ ay sëriñ ñoo suñ ay njaatige dinañ leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla si liggéey bi ngeen nekk yàlla Cheikh Ibrahim Niass gërëm kontaan nañ bu baax xam naa damay tënkaloo rek ndax ñun suñ jotaay du xaj ay benn minute moo tax dama leen di nuyu rek gërëm leen du ñàkk dinañ am jot comme ni nga ko waxee sànq di gërëm association yi nga xam ne ñoom lañu fekk tamit gis nañ fi sànq gis nañ fi benn association ñu ngi tudd jeunesse coldazoise ak ñi ñu fi dégg sànq ay club anglais lu mën a doon dégg nañ leen loolu ñu ngi leen di ñaanal yàlla partenaire boobu partenariat boobu yàlla na ko yàlla saxal yàlla na yàlla dimbale leen damay wax ne gàtt na ba pare luñ bindoon yëpp jarul ñu koy sax génne ndax dañuy wax ne lu barke du lu bëri waaye lu yàlla nangu rek la dañuy ñaan jotaay bi yàlla na ko yàlla nangu te nangu na ba pare ndax am nañ ci yaakaar Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu xamal ne jëf yëpp ñu ngi tegu ci yéene yéene bi ngeen am moom la leen yàlla fay mais du jëf ji ndax jëf lu mu rëy rëy te ajuwul ci yàlla yàlla du ko nangu mais jëf lu mu tuuti tuuti te aju ci yàlla rek yàlla dina ko nangu
te jotaay bi jëf joo xam ne dafa aju ci yàlla la dogal ay nit dem ba jëmmal ko def ko conférence loolu kon dëgg-dëgg aju ci yàlla weesuwul loolu ñu ngi leen di gërëm di leen ndokkeel baax thème bi ngeen ñu waxtaanee mooy la jeunesse et l'islam damay wax ne thème boobu tey foo toll ñu ngi koy wax ndax importance bu jeunesse am ci biir l'islam moo damay wax ne su ma loon formuler thème bi damay wax ne l'importance de la jeunesse dans l'islam ou l'importance de la jeunesse boo xamante ni ne tey moom la l'islam jox jeunesse boobu kon jeune ku am importance la ci presque 30% yi ñëpp dem nañ wala 40% yi ma ne gis nga l'importance bu l'islam jox jeune kattan mooy kattan bi nga xam ne l'islam gis na ko ci jeune boobu tey moo mën a jëmmal les rituels mooy nga xamante ne tey nit ki mu ngi koy def ci jaamu yàlla donte nag l'islam du nekk les rituels kese ndax lii ngeen def ni tey ci jaamu yàlla la waaye l'islam dafa jox importance bu rëy jeune pour l'islam mën a wane taaram l'islam mën a wane yëkkatikoom mais aussi tamit l'islam dafa jox importance bu rëy ci jeune ndax jeune bu amul ci société jeune boobu mu ngi mel nii mu ngi dellu gannaaw soo xoolee tey phénomène bi am Europe mooy Europe amatuñu jeune na ngeen ci bàyyi xel bu baax Europe amatuñu jeune taux de natalité bi melatul noonu cause yi ko waral nag bëri na cause yi waral ba taux de natalité amatul bëri na bokk na ci ñàkk sëy mooy ne ñoom tey européens yi soxlaatuñ am jabar góor ñi jigéen ñi soxlaatuñ am jëkkër parce que dañoo jàpp ne loolu jafe-jafe la ñoom dañuy bëgg rek nekk en relation amoureuse sans se marier suba da ngay gis ne dañuy fexe ba duñ am doom loolu tey moo xew Europe bëggatuñ sëy ndax dañoo gis ne sëy dafa coonowu charge yu ci nekk dafa bëri te loolu mu ngi commencé daw biir Afrique mu ngi commencé dugg ci biir société islamique bi musulmane ñi ngi dem ba léegi dañoo gis ne sëy dafa métti yenn jigéen ñi dañ naan yor kër dafa métti xëy suba dem marché togg nangam ak nangam ñoom elle préfère léegi maintenant ñoom toog célibataire loolu nag du royukaay ndax Europe tey amatuñ jeunesse boobu moo tax boo xoolee seen société mënatul développer comme ni mu développé woon ñu ngi ci courbe boo xam ne descendante la léegi bu njëkk bi de courbe bi da doon dem di dem mais léegi mu ngi wàcc parce que amatuñ jeunesse bi nga xamante ne tey cooy ñëw na moo tax boo xoolee tey ci Europe ñoom ñëpp seen sociétés yi dañ ko mécaniser comme tey gis ne tey ay robot la ñuy defar ay machine la ñuy defar pour mën a développer seen société mais capital humain dafa am solo ci société capital humain boobu nag nit la mais jeune la mais ban jeune moo tax tey soo demee Europe borom xam-xam dañuy wax ne ñu ngi mel ni société boo xam ne dañoo takk seen bopp ci benn bant mu ngi mel ni tey société bu amul jeune day mel ni su mbaam. di gërëm mbooloo mi fekk yëpp di jël ay kàddu pour remercier délégation bi nga xam ne moom fekk ci jiital monsieur le maire monsieur Sidibé ci kàddu yu gàtt pour nuyu ko nuyu mboolem délégation bu mu àndal jot tamit nuyu ñi ma àndal ak pays bi ma jógee ñi moom Médina Mawlana Cheikh Ibrahim di la gërëm monsieur le maire ci teewaay bi nga teew ci jotaay bi muy teewaay boo xam ne teewaay de motivation la ak d'encouragement pour jeunesse koldasoise ñu ngi lay gërëm bu baax ndax lii moo tax ñu teg leen ci kanamu réew mi mooy jamono ji nekk ngeen woon société bi ne ñun seen ay jàmbaar la ñu nekk seen kanam di leen liggéeyal te loolu ngeen jëmmal moo tax ngeen def une forte délégation boo xam ne wax dëgg yàlla damay wax ne
bu ngeen teewee rek nguur gi teew na su ngeen teewee commune bi yëpp teew na kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di la gërëm ci kàddu yi nga wax mooy ne le pouvoir spirituel ak le pouvoir temporel nekk nañ fii ci Sénégal ñaari ñoo xam ne dañoo war a tax trop seen diggante loolu nag mooy développement damay wax ne tout le temps ci conférence yi may def ci wàllu développement neneen fii Sénégal tey dañu gis ne développement c'est le mariage entre le cœur et la pensée le développement s'est fait entre le mariage entre le développement s'est fait par le mariage du métaphysique et du physique te loolu moom ngeen jëmmal jamono ju nekk yéen a ngi taxawee kilifa diine yi yéen a ngi leen di dimbale seen liggéey yéen a ngi leen di wéttali ñoom tamit ñu ngi leen di dimbale seen liggéey loolu nag maa ngi dénk jeunesse koldasoise yëpp ñu jàppale ñii tey nekk seen kanam di leen liggéey fu ngeen mënta àgg ñoom ñu àgg fa di leen liggéeyal ngeen joxante ak ñoom loxo ànd liggéey pour la bonne marche de la région kon loolu ñu ngi koy dénk jeune bi di ko dénk waa Kolda yëpp yal na yàlla dimbali la yal na yàlla taxaw la am nañ contentement trop li nga wax lu am solo la mooy ne lii bu mu nekk loo xam ne rek tey la na nekk lu continuer ndaxte yàlla moom ku sax la kon ku nekk ci moom na nga saxal mbir yi di am contentement trop waaye ci kàddu bi bañ leen ci di wax ne nii la te lii nga def moom mooy développement dama koy chaque jour le développement se fait de l'être avec son être mais pas de l'être avec un autre ou avec son environnement kon nag lii ngeen def mooy wane ne mbir mi ci yow nga ko njëkkee mooy ne man ak lu ma xat-xat ak tey lu ma amoon événement lu ma xat-xat ñëw naa teew parce que li ma gëm mooy le développement se fait de l'être avec son être mooy yow sa bopp yaa ko jëmal moo tax tey ëllëg ñu nekk sa gannaaw bu ñu xoolee loolu dinañ xam ne développement du damay xaar mairie defal ma damay xaar état defal ma mais man sama jëm bopp man naa war a nekk jëmmu développement di initier li nga xam ne day développer sama nation di initier loo xam ne day développer sama jëm bopp sama pensée ak samay réaction suba nag loolu moom mooy propagé wu si société bi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah